di ko jëfee nga xam ne suñu demee ba ñëpp di ko jëfee yaakaar naa ni yorin yi ak doxalin yi dina gën a set te gën a leer parce que soo xamee ni da nga war a rendre compte fii ak nangami fan ci diggante bi di nga bàyyi xel bu baax a baax li ngay def ndax xam nga ni am na un espace d'interpellation démocratique boo xam ne suñu ca yeggee war nañ laa mën a laaj loo xam ne soo taxawul woon na nga war a taxawee xëy na buñ lay laaj du jekk ci yow. réew mi nu dendal di Mali loola dafa amoon nag ci beneen anam mooy su fekkee ne ñi nga xam ne ñoom ñoo tax consommateurs yi toog di liggéey tey mobiliser wu bu ci amee kenn ku bind institution bi su fekkee ne dañoo bind madame Kébé bi benn lettre te amuñu ci la ñu bëgg dañuy daldi am ñoom sañ-sañu jël copie wu lettre bi déposé ko ci espace d'interpellation démocratique bu ñu yeggee ci weeru novembre dañuy def tirage bu ñu defee tirage am ñu tànn jukki ci lettre yooyu daldi woote jataay boo xam ne comme lii dañ koy def rajo télévisé ki bindoon lettre bi ñëw ki mu bindoon lettre bi ñëw ki nga xam ne moom moomoo lettre bu dee moom mënu koo jàngal boppam mu tànn ku ko neex wala ñu tànnal ko ku ko jàngal ci kanamu rajo yeeg télé kam ko bindoon ñu laaj ko lu tax tontuwoo ci wala lu tax tontuwoo ci ni nit ki doon xaar nga war a leeral ci kanamu ñépp xam nga lu mel noonu bu amee kenn koo xam ne ëllëg ab citoyen jóg na wax la yitteem balaa nga koo neenal wala balaa ngaa traîner yëf yi di nga bàyyi xel ne suñu borom mën na dogal nga bokk ci ñi ñuy jukki seeni lettre ëllëg nga war a taxaw ci askanu yépp di tontu moo tax mu tudd espace d'interpellation démocratique. Le but donc de cet exercice du cinéma, le but de cet exercice du fësal ay nit wala du politique, c'est justement dundal li nga xam ne su dundee mbir mi yépp wéy ñépp am jàmm su dundul mu sooxe ci ñépp puisque nous avons tous opté pour la démocratie pour doxal suñuy réew kenn du ko doxal ci ku am doole yow yaay jiite kenn du ko doxal ci ku am juddu bi yow yaay jiite kenn du ko doxal ci ku ëpp alal yow yaay jiite kenn du ko doxal ci ku gën a rafet yaay jiite dañ koy doxal ci ku nit ñi wóolu tànn la yow yaay jiite ndi ci diir biñ la ko dénk waaye buñ la ko dénkee ñooñu la ko dénk ñàkkuñu liñ moom parce que loolu mooy démocratie parce que bu fekkee dénk nañ la ko nga ni ba keroog mandat bi di jeex lu ma neex laay def bu yeggee ca cëppaandaw ja bu leen neexul ñu dàq ma xam nga bu boobaa man nga ci diggante bi yàqal leen loo xam ne duñ ko mën a defaraat loolaa waral liberté publique yi am mooy ñii jël nañ seen sañ-sañ dénk la suñ la ko dénkee ba pare dañuy daal di am sañ-sañ ci am information muy un droit à l'information ci liñ moom lii ci loolu la ko parce que boo xamul souvent doo mën a réagir su nit ki amee droit à l'information dafa war a ànd ak ay liberté mooy d'abord liberté de conscience liberté d'opinion nit ki bu amee sañ-sañu am xalaat ba pare am sañ-sañu war koo mën a wax mooy liberté d'expression su liberté d'expression amee dafa war a ànd ak liberté d'association mu war a mën a gis ñu mu bokkal xalaat ak ñu mu bokkal gis-gis ñu war a mën a kuréelu ngir di waxtaan di nam seen xalaat yooyu ñu bokk bu ñu amee liberté d'association am liberté de réunion su ñu amee liberté de réunion ñu am liberté de manifestation mooy loolu ñu bokk d'accord réunion ci ba tënk ci dara ñu war ko mën a fësal ba ñenn ñëpp ràññee ko gis nga liberté yooyu ak droit yooyu suñ leen garantiré maanaam askan wi bu jëlee sañ-sañam dénkandi ko ñenn kon du ko ñàkk lii ñuy def nii ci loolu la alors lii nga xam ne moom moo am solo suñu borom dogal na ñi nga xam ne ñooy def prix du leadership local te tàmbali ko daaw ñu rafetlu woon ko ba jox ville de Thiès premier prix
de la transparence et de la reddition des comptes. Ci beneen catégorie ñu jox ñu deuxième prix de la participation citoyenne, puisque le président Aïdara est là ak ñi mu ko bokkal. Ville de Thiès rek ci Sénégal moo am conseil consultatif de la ville maanaam ni mu amee ay conseillers 80 yu ñu fal noonu la amee yeneen 80 conseillers yu ñu falul mais yoo xam ne kenn ku ci nekk yaa ngi représenté mbooloo moo xam ne maanaam ñi nekk ci biir conseil bi ñu fal gënuñu laa représentatif te gënuñu laa xam dëgg bu ko defee ñun ñii nga xam ne ñoo yore exécutif bi puisque maire yi ñaari pàcc la. benn bi mooy organe bi nga xam ne mooy délibéré di dogal muy conseil ak organe bi nga xam ne mooy exécuté di doxal muy maire bu ko defee maire bala moo yóbbu ci ñiy dogal benn xalaat mu mën a jaar ci conseil consultatif bi consulter leen puisque pàcc dëkk bi yépp nga fa jigéen ñaa nga fa imam yaa nga fa délégué de quartier yaa nga fa université ma nga fa sportif yi ñu nga fa homme de culture yaa nga fa ñeneen ak ñeneen ba pàcc yëpp nga fa bu ko defee lu ñu bëgg yëkkati am na ku mu concerné wala ñu mu concerné ñooñu namm seeni xalaat jox ñu ko ñun ñu doog koo liggéey jóbul ko conseil bi nga xam dañ leen a fal te ñu am sañ-sañu dogal su fekkee génn nañ fa dara maire lañ ko dénkoon mooy doxal maire doog dox. C'est ce modèle que Thiès propose à l'ensemble des collectivités territoriales du Sénégal. may espérer ne appel boobu danañ ko dégg xam ngeen ne dañu liggéeyoon le plan de développement de la ville de Thiès tënkoon ci ay projets yu am solo mu toll ci juróom-ñaar fukk ak juróomi projet président de la République yebal fii son premier ministre en 2018 le 5 mai précisément mu ñëw teewee bi ñuy présenter le plan de développement de la ville plan de développement boobu dañ ko wéer ci plan Sénégal émergent ba pare wéer ko ci objectif de développement durable puisque Thiès ci biir Sénégal la ne kon soo bëggee am plan bu ci biir Thiès plan bi mënta woroo ak plan bi nga xam ne mooy dox ci biir Sénégal bu fekkee aussi da nga gis ne Thiès ni mu nekkee ci biir Sénégal noonu la nekkee ci àdduna bi la ngay tënk ci biir plan bi tamit mënta woroo ak ni àdduna di doxee te ñëpp déggoo ci te Sénégal ci boppam jël ci engagement kon loolu su fekkee dañ ko def mu méngoo boo bëggee wut lu la jàppalee ci loolu nga bëgg a def ci biir Sénégal du jafe ndax daa dëppoo ak li gouvernement wu Sénégal tëral boo bëggee wut ay partenaires ci àdduna bi du jafe ngir dafa dëppoo ak li àdduna bi tëral loolu moo ñu dimbale ba ci 78 milliards 725 millions yi nga xam ne moo mën a doxal 75 projets yooyu ñu am ci yenn yoo xam ne état bi dafa jël engagement ca date boobu à travers la voix du premier ministre ci turu président bi mu doon waxee ne état bi dina ràngu lii dina gàlloo lii dina jëfe lii pour que mu am ci Thiès maa ko interpellé woon devant tout le monde parce que ñoom xam nañu ne Talla Sylla mosul faral benn président ba muy gën a nekk ndaw xëy na gënoon war a ma nekk ci position wu soxla quoi que ce soit am opportunité jamono président Abdou Diouf ndem si yàlla si président Ousmane Tanor Dieng mi ñuy ñaanal suñu borom teeru ko teeral ko xam na ci dara président Abdoulaye Wade xam na ci dara président Macky Sall def na fi juróom-ñaari at te ànduma ak moom te sama xarit te ñëpp xam nañ loolu te taxuloon maa nag ba may décider di renoncer ci sama candidature di ko jàppale Thiès a tax ma def ba ma ñëwee donc taxaw ci seen kanam dama leen ne na nga wax président Macky Sall ne ko ni muy amee Thiès mooy bu ko Thiès amee naka la ko Thiès di amee mooy yitte yi nga xam ne moo ñor waa Thiès su ci dugalee loxo booba la ca jiitu woon lu mu doonoon moo doon wàllu lamp
premier ministre ne yaa ñëw ci ñun wax ñu lëndëm bi am ci gox yu bëri ci dëkk bi rawatina voie de contournement nord mu ni moom comme dafa am kilifa mu dem ci kilifaam waxo ko kilifaam ne ko boo demee nga dalal xelu Talla Sylla ne ko 50 000 lampadaires solaires yi may jënd Thiès dina ci am lu tax góor ca wax ja 1 mois après ANER bind ma wax ma ne ma na nga xool point yi nga xam ne jàpp nga ni foofu la ñu war a yóbbu lampadaires yi su ñëwee te Thiès président nee na dina leen ci jox ñetti junni xam nga suñ la waxee ne la 50 000 lampadaires solaires ci Sénégal am 552 communes muy juróomi téeméeri commune ak juróom fukk ak ñaar bu doon commune bu nekk téeméer lay am Thiès ñetti commune la am kon 300 lay am muy ñetti téeméer yaakaar naa ni Mbacké ak importance bi mu am ak solo bi muy am 500 la am Xombol yaakaar naa ni 300 la kon su fekkee ne Thiès dafa am 3000 non war nañoo gërëm président de la République waa Thiès ñoom moom mën nañuy gërëm waaye man moom laay gërëm ngir damaa xam ni mu demee waaw damaa xam ni mu demee maanaam loolu mënoon nañ koo bañ a am te duñu mën a kaas fenn nag waaw te duñu mën a kaas fenn nag kon su fekkee ne loolu am nañ ko daf ñuy won ne juumuñu ci li ñu choisir ne su fekkee ne réellement li ñu yëkkati mooy dëkk bi am dara faw ñu collaborer ak état yeneen yi ci des ça peut être des ambitions personnelles mais ambition personnelle yi warul ëpp doole intérêt wu askan bi ndax kuy falu ci dara yàllaa koy dogal du am njàng du alal du leen yàllaa koy dogal te wax na ko ci alxuraanam ji te dara du teggiloo te nee na it boo ko yoree waxtu mu bëgg nga jóge ci tamit ci nga ciy jóge du ma ko rocce sax parce que rocce day yàgg dama koy bip fekk foqati kon su fekkee ne loolu am na mais pourquoi ñuy reyante pourquoi ñuy wax lu ñu wërta wax pourquoi ñuy def lu ñu wërta def Kafando mi toogoon ba mu yàgg nekk président Burkina Faso une semaine avant ku ko waxoon di nga mas a nekk président Burkina Faso du ko gëm ku la waxoon rek ne la Blaise Compaoré dina fi jógee ak affaire boobu jamono boobu doo ko gëm waaye ba mu jotee yàlla def na ko. Vous pouvez me tendre des pièges, monter des combines, mais un beau jour, j'opère un renversement de situation. Et vous vous demandez si ce que vous aviez vécu était réellement vrai. Maintenant, dès l'instant que loolu ñun gëm nañ ko dañuy seet intérêt wu dëkk bii nga xam ne moom lañ ñu dénk ni à chaque étape nan la ñu mën a weccante ay xalaat ak ñi ko yoree ba la ñu bëgg mu am alors kon ci lampadaires yi noona la demee ba ñu bindantee ak ANER damaa bind maire commune bu jot bu nekk maire commune bu nekk ci Thiès bind naa la ne la président fas na yéene jàppale Thiès ci ay lamp yónni naa ay équipe ñu wër dëkk bi guddi pour xool yi ko gën a soxla waaye maa ngi xaar ci yéen it ngeen wax ma lan ngeen fan ngeen bëgg effectivement ñu def ko ba ñu bindee indi mu dëppoo sax ak ñun lañ defoon ñu bind 3000 yi yónnee ko ANER ñoom sur la base de loo xam ne ci seen wàllu liggéey contrainte la ci ñoom am na lu ñu càmbar ba gis ne dañoo war a def ñaari phase maanaam du 3000 yi mooy dikkandoo dañuy njëkk a def phase bu njëkk boo xam ne 1780 lay doon mu am deuxième phase boo xam ne 1220 lay doon xam nga kon boo ñëwoon ci 3000 yi nga jël benn koñ prévoir fa 100 te léegi un peu plus de la moitié mooy njëkk a ñëw kon bu nit ñi di ñëw ca koñ boobu di def dina am côté boo xam ne duñ ko laal alaa ko yàq léegi nag loola tekkiwul ne du ñu ñëwaat mais dafay tekki ne c'est-à-dire comme ñoom ci seen liggéey dañu choisir def ko ci ñaari phase il faut que nit ñi am patience bu nit ñi amee patience loo xam ne toog na ñaata at lañ toog amul kon suñu toogee ba ci quelques mois
le visage de Thiès ci wàllu woowu di changer nañu xam ne li indi loolu mën na indi leneen dem nañu ba tey jii ay dëkk yoo xam ne du ci biir Thiès ñu ngi ñuy bind ngir man mu di ñaan que naka la ñu mën a def ba mu demee noonu mooy lu baax la et je pense que noonu ci remontée yi nga xam ne def nañ leen jëmale ci président de la République c'est pour lui dire que option boobu mu nga jël choisir solaire bi lu baax la puisque bu courant bi coupé yaa ngi dégg wala muy taw ñu coupé courant bi pour des raisons de sécurité loolu yëpp léppay tàkk mu leer naa nit ñi dina ci mbedd yi man leen c'est la bonne option donc il faut aller vers plus d'investissement bu jëm ci loolu parce que c'est l'avenir. Alors donc tey jii c'est vrai li ñu jot fii ci ay këy yu jëm ci wàllu lamp yi mënuma la wax nu mu toll bis bu ne ab kilifa diine wala délégué de quartier wala benn responsable ci benn gox interpellé ñu déglu leen aussi dajale courrier yi commencé di def des fiches de modification pour que yenn zones yi nga xam ne ci xalaati service technique yi jàppoon nañu war nañ fa def mais population yi fa dëkk jàpp ne defe ko ne moo gën loola ñu bind ko ci ay kayit fas yéene bu ñuy def deuxième phase bi ñuy defee ko noonu parce que nit ñi nag ñoom moom seen yëf te ñooy wax li ñu bëgg waaye nag li ñuy waxee ndayam xëy sotti noonu la ñuy waxee Thiès tamit mënut a xëy sotti ci biir loolu dafa am lu essentiel mooy la voie de contournement nord tey jii ci gàmmu yi ñuy waaj a dem nga xam ne lu ñu am ay gàmmu fépp nit ñi bu ñuy wax gàmmu ñu ci bëri seen xel aussi dafay nekk ci Tivaouane te Thiès nekk fi mu nekk nga xam ne li fiy jaar ci ay oto day takku kon dafa essentiel woon benn moment ñu suspendre lenn lu ñuy def ci yenn quartier dem fexe ba voie de contournement bi ñu leeral ngir guddi gi pour dem ak pour wàññeeku oto yu bëri éviter dugg ci biir dëkk bi jaar ci voie de contournement bi. Aliou Gueye mi jàngal Al Maktoum dafa wax ni yàlla xañ ma lu ne ba mu des ràññee ñun ràññee nañu moment bi nga xam ne dañu war def politique ak moment bi nga xam ne dañ fi war a nekkal pour askan wi yëpp et loolu lu ma rafetlu aussi yàlla na gën a yàgg ba liggéey bi gën a yomb. ODCAV ñu ngi toog président Ousmane Diop ñu ngi la doon nuyu bi nga ñëw ñoom jox nañ leen un terrain de 500 mètres carrés pour ñu def fa siège ndax nag ODCAV jeunes yëpp la fi nekkal et je pense que nawetaan même dépassé na les jeunes waaw loolu tax ñu def ko comme on l'a fait pour les hommes de culture dégg naa sax temps yii ñu naan ma am na ku ma woo fekk damaa tukki woon mu ne ma waa Arcos yi am na ñu doon def conférence de presse de la sànni xeer ma ne noonu la amoon na yeneen jataay yoo xam ne man lañ doon gërëm àdduna noonu la am de wax naa leen toujours ne man ku ma saaga ku ma tàccu laa yemale li ma nanguwul rek mooy ku ma ni lii moom jalgati bi moom yaa ko def te doo ko dégg lii nga moomul yaa ko jël te doo ko dégg fi nga dem waroo fa dem te yaa fa dem te doo ko dégg doon nañ def seen yëf ñun ñoo leen daan jàppale at moomu amuñu budget te yéen ñëpp dégg ngeen loolu kon mënuñu leen jàppale parce que amuñu ñuy def seen activité lépp kañu lépp topp leen bu ñu amoon jàppale leen parce que am naa yéene boobu mais bu ñu amul mënta ne xam nga li nga yor waroo am soxoru bañ koo joxe mais li nga yorul mënoo am baa ko joxe ko ci biir loolu maa ngi leen di invité à revenir ci beneen mbir mooy nous sommes tous des Thiessois ñëpp xam nañ ni liggéey bi moom dafa laaj ci wàllu culture ñëpp di joxante loxo di liggéey ñi ngi waajal 3e édition bu festival Kaay Thiès et que soxla nañ ci ñëpp ba ku nekk war cee dugal loxoom maa ngi espérer aussi que ñooñu ñëpp ñu àndaat nekk ci yëf yi di liggéey li la d'ailleurs comme dañoo tolloon ci wàllu sport benn moment nuy sant fédération sénégalaise de football ak FIFA ngir lu ñu mas a jooytu bëggoon ko ci fii di Maniang Soumaré signanteel nañu ñoom kayit yi ñu waroon signante yëpp pour que bu nawetaan yi jeexee ñu tàmbalee def fi gazon synthétique ci loo xam ne FIFA ci boppam mooy finance loolu moom
nañu wax alhamdulilahi rabbil alamin. Ngeen jégal ma de bu ñu fi defuloon dara de kon pare woon naa bu yàgg. ci wàllu art toujours puisque xaw naa cof festival Kaay Thiès actuellement la ville de Thiès mi ngi accueillir ay artistes yu jóge Cergy nga xam ne c'est des partenaires de la ville de Thiès. Y a un groupe bu tudd Art Ozon ñu ngi ànd avec ay artistes thiessois comme waa Adapt ak ñeneen ñoom ñi ngi wër di defar ay fresques yoo xam ne ku dem vers Agora bi di nga ci gis liggéey bu rafet bañ ko def ensemble pour la paix mbooloo bu war a jur jàmm. alors ñooñu ñu ngi rafetlu seen teewaay ci dëkk bi di rafetlu liggéey bi ñuy def tey ñaan mu gën a yaatu ay artistes Thiès aussi noonu lañ fiy jógee nar a dem Cergy pour def ak ñoom liggéey bu demee noonu ca dëkk yooyu waaye festival Kaay Thiès bii ñëw dañ ko tuddee Kalidou Kassé ak Sembène Ousmane comme daaw ni ñu ko tuddee woon Ndeye Seck signature ak Ami Balla Tall mi fi jógee kenn ki ne fi kenn ki jóge fi bii dañ ko tuddee Kalidou Kassé mi fi ne tuddee ko tamit Sembène Ousmane mi fi jógee ngir dinañu permettre ñu waxtaane ci yenn thème dans le cinéma yoo xamante ni ñu bëri dañuy interroger wu sur comment aller vers la renaissance du cinéma. Yéen ñëpp xam gis ngeen ADIE jamono yi yëpp ñi ngi ñëw ànd ak ñun implanté ci dëkk bi vidéo surveillance ndax nag ñi doon jooytu sécurité loolu farata la ñu def ko buñ ko defee di ngeen gis njëriñ bi. àndoon nañu aussi ak préfecture def ay opération de désencombrement dans la ville de Thiès. mënoon nañu dugg ci yi nga xam ne au niveau interne dans la ville dañ koy def maanaam quand je dis la ville je parle de l'institution. Institution bi ñi ngi améliorer organisation institution bi créé nañu une nouvelle direction bu juddoo ci direction des services techniques de la ville muy direction de l'urbanisme et de l'aménagement. alors ñoom ñu nar a créer en rapport avec les services déconcentrés de l'État bi ñu tuddee un observatoire urbain. xam ngeen ni Thiès comme fi la ñëpp jëm ndax l'aéroport ndax les autoroutes bu ñu ko organiser wul anarchie dina am ci loolu nag nit ñi ñu ngi ci def au plan interne également ñi ngi jëm ci voter budget et dans les délais s'il plaît à Dieu le dimanche 3 inchallah ci la ñu war a am débat sur les orientations budgétaires di ñaan que processus budgétaire bii ñu jëm mu mën a dérouler wu dans les meilleures conditions et que mu am dal et que tànn budget boobu mu bañ a am politique et que mu bañ a am benn xeetu jàpp lii daal mooy li nga xam ne bëggoon naa leen ko indil ci li nga xam ne jot nañ ko fee def ci 6 mois yi ñu génn ak li mu dem jërëjëf.